waaw li tax ma def musique mooy dama ko gëm bëggal ko sama bopp et yàlla nattuma ci nag xam nga doomu aadama moom kenn xamul fan ngay juddoo kenn xamul aussi lan ngay doon yàlla moo lay sàkk def ci yow li muy def ci yow yàlla dogal ñu dugg ci musique bëgg ko nag wax dëgg fa yàlla waaw lii daal moo ñu dugal ci musique. bi nga ciy dugg à un moment donné est-ce que amuloo ci woon ay heure ay par exemple ay sa papa di bañ wala sa yaay di bañ ci lu jëm ci loolu pour bëgg la forcer ci école bi. waaw mënuñu ñàkk parce que biñ doonee xale dañ doon jàng nekk ay élèves vraiment yàlla di dogal aussi ñu ci doon góorgóorlu mais nag lépp lay def ci àdduna moom début bi noonu lay demee waajur yi duñ ci kontaan mais dañuy xam ni loo gën di dox ñu xam ni yow mi am nga amour bi xam nga ñu xam ni lii la yàlla dogal ci yow ñu ñaanal la te ñu ngi koy sant yàlla bu baax vraiment. fan nga commencé musique carrément. musique nag maa ngi ko commencé depuis Mauritanie parce que def naa Mauritanie yàgg naa fa Mauritanie laa njëkkee duggee studio après ñëw Sénégal xam nga commencé di ànd ak ay artistes fii ban artistes yu ma àndal yaa ma gën a xam. cursus bi dama bëgg nga wax ma cursus bu complet c'est-à-dire bi nga jógee Taïba Ndiaye par où tu as passé ba dem Mauritanie def li nga war a def musique te à l'insu de tes parents say waajur teel ñu ko yëg dama bëgg nga wax ma cursus boobu fan nga jaar ba fi nga yegg si nii rek ci lu gàtt. waaw mais xam nga fi ñu jaar moom doomu aadama da ngay sabablu rek saa su nekk. yàlla ak dogalam bi ñu jógee Mauritanie bi nekkee Mauritanie bokk nekkoon nañ fa ak benn groupe bu ñu woowee. lan moo la yóbboon Mauritanie. waaw Mauritanie xam nga rek xam nga góor moom boo nekkee xale yàgg doon bañkat xam nga yenn saa yi day am solo nga génn. da lay defar ci yu bëree bëri loolu moo ñu yóbboon Mauritanie. bi ñu fa demee ñu nekkoon ci benn groupe bu tudd El Zawal groupe bi man maa nekkoon woykatu olof bi day am woykatu tukulóor am woykatu naar am woykatu saraxule man maa doon woykatu olof bi après foofu laa njëkk a duggee studio après nag bi ma jógee Mauritanie benn grand buñ naan Ibou Dioum xam nga mun ma mais booy looy def. Mauritanie ban âge nga am parce que dama bëgg sénégalais yi xam ne da nga rampé ci musique ba ban âge nga am. waaw boobu ay xale lañ. ay tool xool boobu ay ma xool bariwul ay boobu ñu ngi am ay 20 et quelque rek ay 27 yooyu xam nga. ok côté yooyu la côté ay 27 26 yooyu 26 ans 27 ans xam nga côté yooyu moom la ñu am parce que ñun ay xale lañ. xam nga mais aussi nekkuñu mag ci affaire bi. mais dañ ci teel a dugg xam nga ni ma la dañ ci teel a dugg mooy dañ ko teel a bëgg. xam nga noonu ci lañ génne Mauritanie benn grand bu baax ni ma mais booy xaa yëgoon Sénégal yi toj ak talent bi la yàlla defal macha allah ngay góorgóorlu je pense que boo ñëwee Sénégal. yàlla dina ci def tawfeex après ci lañ ñëw Sénégal yàlla boole ma ak Dame Sène ñuy ànd ma ak moom son bi nga xam ni moo wër àdduna bépp muy aji kumba tàkko ak moom ñoo ko ànd. après affaire yi di dox noonu ma ànd fekk Alsane Mbaye ànd fekk Yves Niang. Alsane Mbaye. Géwël VIP waaw ma ànd fekk moom album yu bëri maa ko aw. xam nga ak ñeneen bari nañ. léegi nga ñëw bi nga ñibbisee da nga ñëw basé wu Taïba Ndiaye wala da nga doon wër di ñëw di ñibbisi Taïba Ndiaye ou pas. waaw bi ma ñëwee maa ngi woon Taïba mais dama doon def diggante Taïba ak Thiès xam nga ak Dakar yenn saa yi ma dem Saint-Louis nekk naa fa. yenn saa yi ma dem Richard Toll nekk naa fa xam nga rek bëgg musique. xam nga tamit mbir xam nga àdduna ma balaa lenn nga ciy sori wala bala nga ci am benn gëm-gëm xam nga da nga koy bëgg d'abord xam nga da nga koy bëgg d'abord xam nga gëm-gëm boobu moo nekk ci ñun ñu bëggal ko suñu bopp. donc da nga en quête d'expérience nga doon dem wër yi xool nan nga ci parce que culture yi ba je vois que ci sa ay way des fois da nga ci gis timbre ay dialecte yeneen musique. voilà yeneen musique. waaw ay yeneen i làkk. yoo xam ne da nga ko ciy dégg. bien sûr parce que gëm-gëm bi ñu mës a am suñu àdduna paasan mooy que. woy ci làkk yëpp mënaguñu làkk yëpp mais chaque jour dañuy déglu culture bi nga xam ni mooy jóge ci dëkk yi xam nga dama ci déglu ay woykat yu bëree bëri ba tax na woykat yooyu damay sàcc ci ñoom ay mélodie yoo xamante ni dañ koy woy et c'est très important ñun ñi nga xam ne ay xale lañ xam ne damaguñ fenn amaguñ dara ci musique ñu ngi ci yoon di góorgóorlu ñu déglu ñooñu parce que loolu day lay permettre que foo woy rek même làkkkat bi nga xam ne sax déggul li ngay wax sax mais bu déggee voix bi muy harmonie bi muy dégg noonu muy sonné ci dëkkam mu koy dégg ci beneen dëkk mu koy wooyee day am contentement pour déglu loolu. parce que man ni ma koy dégloo ci yeneen dëkk du ma déglu li ñuy wax du ma xam lan la ñuy wax mais harmonie
moo may daaneel. est-ce que mën nga ñu may tuuti rek tuuti ci acapella benn acapella ñu bëggale ko ñi nga xam ne ñoo mën su jëliya jëli musul daw benn yoon bi mu doonee xaale ba léegi day daan dooleem lu mu mën a am waajuram la koy yóbbu yaay rawatina ki gëm yàlla xam ki mu doon bu yàlla mi sàkk jaam ñi ku xamoon fan la naka la dangay dem xaar ko fa yàlla noppi na seytaane waxul dëgg waaye yàq nay xalaat li nga mën a gëm mooy sabablul ca xam ni suba yàlla la sant yàlla war na bépp jaam rawatina ñun jullit yi. ndeysaan loolu ngeen dégg ko muy acapella bu nga xam ne moom la def pour les fans et puis pour wane son talent parce que il est petit de talent machallah un jeune Madiagne ñu gis ni da nga jigee waa Taïba trop gis naa ni am nga ak ñoom rapport boo xam ni tey bokkuloo ci artistes yi nga xam ni dañu réeroo ak seen dëkk. lan moo indi proximité boobu ak loolu nga xam ni moom mooy approche boobu nga am ci ñoom. waaw mais amul rek bu ñu am ci Taïba parce que fi nga dëkk mën na leen jaay affaire fi nga dëkk boo arrière tuuti sa démb te doomu aadama day am solo booy dox ba ci àgg nga xalaat tuuti sa démb ndax boo ko boolee ci tey dina la mën a jox résultat bi nga bëgg. ñu xam lan mooy Taïba xam tuuti ci cosaanu Taïba xam ni Taïba képp ku falu muy nguur muy côté bu mu mënti doon jaar nga Taïba et suufu Taïba dafa barkeel rawatina dañuy am sens lu ñu fa juddoo c'est très important ñuy lu ñu dem lu mu sori ñu ñëw toog Taïba. et benn kilifa dafa mu sax ni ma boo demee lu mu sori day ñëw même bu fekkee 2 jours la nga toog ko Taïba parce que suufu Taïba dafa barkeel et c'est très important képp ki nga xam ne yaa ngi am sa dëkk sa cosaan fa nga juddoo fa la sa lépp nekk del gestu di fa dem di toog parce que loolu moo lay may doole loolu moo lay may pouvoir et ku fi dem rek sa cosaan moo lay jàppale et nit amul lu dul cosaanam et man nag ñun ay xale lañ ci ay at mais nag dañuy déglu ay kilifa dañuy déglu ñi nga xam ni dañuy teg ci yoon bu baax te Taïba dëkku royuwaay la Taïba dëkku cosaan la muy kilifa diine yi muy kilifa aada yi muy kilifa yi nga xam ne ñoo nekk ci àdduna bi kilifa yi politique ak xam nga ñu ne femme d'affaires yi ak homme d'affaires yi suufu Taïba dafa barkeel et c'est très important ñun nga xam ne ay xale lañ ñu fonk ko. et loolu moo tax ñu bëgg Taïba ba gëmawuñ ba nga xam ni fépp fu ñu dem rek Taïba la ñuy tiitaroo yëg-yëg boobu moo nekk ci man. et Taïba rek laa am aw ma lu dul Taïba wax dëgg ko yàlla. ndeysaan Taïba rek la am nee na amul lu dul Taïba cela prouve nettement que Taïba la am parce que gis nañ nga amoon fa benn programme boo fa doon def. ñaata édition nga fa jotoon def. waaw def naa fa 3 éditions def naa fa 3 yëpp vraiment Taïba ñu jàpp ci ak tund Taïba yëpp di ko dalee fii région bi fii Tivaouane et tout ñëpp gaa yëpp yow ak keneen ñëpp. lan moo inspiré ba nga def ko ak ban moment nga ko doon faral di def. waaw maa ngi ko doon def ci lendemain Tabaski bi di profité aussi di wax ni liñ ko defloo mooy que ay jeunes lañ et dañu opté nekk artiste bëgg ko ñu jàppale. deuxièmement bi mooy que Taïba bëriwul lu muy def affaire culture et dañuy seetlu aussi ni Taïba lendemain Tabaski wala boog même bu dul lendemain Tabaski amul événement. et dëkk bu dox wala réew mu dox rek culture moo ko doxal. muy njiitu réew mi muy keneen ak keneen maa ngi leen di ñaax ni leen lu dox ci àdduna rek culture moo ko doxal et c'est très important nga doon xale nga bàyyi xel lu mel noonu et ëllëg moo tax parce que bu ëllëgee yow loo mën di am ak succès boo mën di am ak lépp lu la yàlla defal di nga am yëg-yëg bu xam ni yow lii nga bàyyi ginnaaw et loolu day suuxat gox et yëg-yëg boobu lañ am yëg-yëg boobu la ñuy doxee mënuñu am lu leen ëpp moo tax ñuy jël bis yooyu di ci def ay sacrifice yu bëri pour ñu kontaan ñu ngi ñaan nag ñu ñaanal ñu defuñu ko ngir dara mais dañ ko def pour Taïba dëkku cosaan la lépp ci àdduna foo ni Taïba rek
muy la dëkku cosaan lii moo waral ñu def événement boobu. ok mais ci biir événement boobu ngay def amoo ci woon ambition wu dem ba mu doon festival bu mag a mag nga xam ne affaire yëpp dañ lay fekk si Taïba. bien sûr yëg-yëg boobu lañ ci am yëg-yëg boobu lañ ci am parce que yow xam nga ni buñ ko musaane def artistes yi nekk côté yi yëpp dañ fa daan ñëw mais xam nga lendemain Tabaski dafa xaw a gàtt et fête la boo xamante ne ku ci nekk da ngay dem ci sa famille saafonte ak ñoom moo tax ñu ci bëree bëri doon nañ am yëg-yëgu ñëw mais fête bi moo tax du ñu woon mën a ñëw mais yëg-yëg bi ñu ci am ëpp na lool parce que ñu ngi préparé ay woy yoo xamante ne incha allahu rabbi dañuy dem ci mag ñi waxtaan ak ñoom ñu wax ñu réellement lan mooy cosaanu Taïba bu ko defee ñu def ko woy boo xamante ni xam nga hymne lay doon boo xamante ni yëg-yëg boobu lañ am ci képp koo xam te ne Taïba nga dëkk wala ba cosaanoo Taïba bëri na ci àdduna bi ñu cosaanoo Taïba bëri na boo demee Ndakaaru maa ngi dégg ci sumay kilifa ñuy wax ni la fa cosaanu Taïba am ci Ndakaaru boo ko xaajoon moo ko ëpp yow xam nga li may wax boo ko laajoon sa papa xam na loolu et yëg-yëg boobu lañ am mu dem ba law ba àdduna bépp ñu koy def Europe Asie fu la ci àdduna yëg-yëg boobu lañ ci am ku wax Taïba wax Alé Lo ku wax Taïba wax Modou Lo sa relation ak ñooñu ak ndax boo dee def sa événement boobu ngay def noonu jàppale ban la ci taxawu la ci Alé Lo di def ak autorité yi nga xam ne ñoo nekk fa parce que Taïba dëkk bu ndaw la mais bari na ay personnalité bari na ñi nga xamante ni ay personnes de ressources la ban taxawaay la ñuy am sa diggante ak yow. waaw Taïba nag dañuy sant yàlla bu baax am na ay mag yu am importance yu fa nekk mais aussi am na ay jeunes yu am importance yu nga xam ni chaque jour ñu ngi def le tout pour dëkk bi nu ma avancé. président Alé Lo suma papa la parce que depuis xale ba léegi sumay maam lay àndal ak suma famille beneen bi ci des mooy que am na fa jeune boo xamante ne muy Ousseynou Ndiaye aussi kuy bay waaram Taïba et kuy jël jeunes yi di leen dugal port ñuy liggéey. kuy taxaw tout le temps ci Taïba jeunes yi am ci lu ñu jàpp ak Kémas Ndiaye ak bari na Malick Ndiaye banquier. ak ñi nga xam ne dañuy liggéey ICS. ak ñi nga xam ne ñu ngi ICS bëri na. xam nga boo duggee côté boobu bëri na ay nit yoo xamante ni vraiment dañuy am yëg-yëgu vraiment wax dëgg fa yàlla Taïba avance. mais ñoom est-ce que dinañ la jàppale ci événement bi ngay def dinañ la ci jàppale. waaw mais damay wax dëgg nag ci yàlla tax jàppale bi moom des na. parce que nit moom. waxal dëgg rek ci yàlla tax. yàlla bu la caméra tiim ngay wax loo xamante ni defaluñ la ñu ngi ciy jàpp mais pas comme. des na quoi ni ñu koy bëggee. des na quoi xam nga mais dañ leen di woo ni leen nañ ci jàpp parce que ñun dañ leen di tiitaroo. et ñun ay xale lañ mais tamit aussi nit ñi ñu ngi ñuy laaj sa diggante ak ñi nga dëkkal parce que président Alé Lo partout ñëpp a ko xam Ousseynou Ndiaye partout ñëpp a ko xam la même chose. Kémas la même chose Malick Ndiaye la même chose Matar Mbaye Kang suma ndigaay la même chose ñoom ñëpp àdduna bi xam nañ leen mais tamit aussi nañu ñëw jàppale ñu et nit amul lu dul mbokkam nit amul lu dul ki mu dëkkal et olof day wax ni ba wàccee sa ànd boo dem beneen wax dëgg fa yàlla ñu xeeb la fa wala boobu da nga fa jëlee loo xam ne da nga ni bu ma yëgoon mais lii seen yëfu bopp la nañ ci jàpp c'est très important parce que tiitar la non tiitar la parce que tamit comme ni nga ma nee Alé Lo nii ma mën laa dugal ci famille Alé Lo nga ne Alé Lo Madiagne mu mën la dugal suma famille je pense loolu dañu war a jàppale parce que ni may génn di dem ba ay Kolda di dem ba ay Bambey di dem ba ay Mbacké maire yooyu di leen fal ku ci mel ni maire Mbacké xam nga muy Galaba singalu campagne maa ko def fii jóge ba Mbacké fii dem ba Mbacké ki nga xam ne mooy Abdoulaye Bibi Baldé xam ne ministre la léegi moo nekk poste man maa dem ba Kolda def fa une semaine tëggal ko concert ak waa Kolda yëpp maire Bambey Gana Mbaye la même chose ma leen di nuyu au passage aussi mu nekk suma xarit may ma parcelle foofu ci Bambey maire Bambey Gana Mbaye yow dund rek laa lay ñaanal xam nga loolu dafa neex et ñi ñu dëkkal noonu lañ ko doon mën a duñ ko defal mais nag nit di nga am loo xamante ni ndeysaan xam nga àdduna moo nekk ko noonu mais il est temps ñu jàppale li neex lépp àndul sa diggante ak Modou Lo waaw Modou Lo moom suma frère la parce que li ñu magantee bari xam nga suma frère la nit bu baax la première anniversaire bi jàpp na ci bu baax et fekk na boobu ñu defal ko son vraiment ñu bokk lépp parce que nit ki boo bokkee moom dëkk rek daanaka yéen a bokk lépp mu xam ko aussi di ko doxee di ko waxee di ko jëfee xam nga damay waxtaan ak moom ci yu bëree bëri noonu laa amee accès ci wax ko defal lii wala defal lii mu nekk nit ku baax xam nga di jël alalam aussi di ma ko defal wax dëgg fa yàlla waaw sama xarit la sama lépp la vraiment. voilà donc Madiagne ñu dégg la nga wax ci Taïba Ndiaye fi nga commencé ak ba ñëw Taïba Ndiaye encore donc bi nga ñëwee on a compris que ni ña fa nekk ak yow
bien que jàppale bi ñu ngi koy def mais dafa des nga limal ma ci ay say xarit limal ma ci ay ñoo xam ne ay nit la ñu baax ñoo xam ne dañuy nekk ak yow mais ci biir loolu lépp ñu ngi la doon jàppale par rapport ak musique bi ngay def ban musique moom nga préféré def ban musique ngay def mbalax ngay def wala ban genre musique ngay def waaw mais man damay def mbalax damay def arène bi damay def man rythme yëpp dama koy def te saa mi toll ni incha allah maa ngi waajal benn album boo xamante ni 9 titres incha allah rabbi dañ ma ci ñaanal boo xamante ni lépp international lay doon. donc si je comprends bien couleur yëpp a ciy nekk quoi. couleur yëpp a ci ne incha allah couleur yëpp a ci ne incha allah. pare na wala foo ci toll. am na lu ci pare am na lu ci pare. am na lu des. waaw ok incha allah. maintenant bi nga jógee fii sa rapport ak Dame Sène lan moo koy indi. waaw Dame moom suma grand la suma xarit la suma lépp la. lan ngeen xamante. waaw ni ñu xamante nag mooy que dafa amoon soirée ma ñëwoon ci soirée bi je pense jour boobu maa ngi ànd ak Aline Gueye fii Tivaouane ak Pam Ñing xam nga après ci laa dem ci soirée bi noonu woy fa ndeysaan mu gis ma rek bëggal ma boppam ni pourquoi pas ñu ànd def dara après ci lañ ànd ndeysaan maa ngi rappelé wu jour boobu mi ngi fekk Sidi Diop bi sax mi ngi ko fekk ci buntu Sidi Diop muy ataaya xam nga après noonu ma naan Dame pourtant ak mën a woy affaire yooyu Dame naa ma fan la dëkk ma ne ko Tivaouane juróom du ma ko fàtte mukk xam nga mu nekk bis boo xamante ni aussi yéeg-yéeg la ànd naa moom benn album boo xamante ni man Dame Sène ak Sidi Diop ñoo ko def et album boobu xam naa génnagul mais xam naa li ci des bariwul incha allah Dame génne ko mu nekk nit ku baax bëggal ma boppam lu muy génne ni ma jaay waaw mi ngi noonu daal yéeg-yéeg boobu lañ am ci moom aussi moom la am ci ñun fii daal lañ commencé suñu ànd mag Dame Sène. sa diggante ak Sidi Diop. waaw. ndax di ngeen di demlante parce que yéen a bokkoon génération nekk fii ñu leen dégg Madiagne Sidi Diop. ak Mbaye Samb. yéen ñett ñi daal la leen dégg. kii di way fii kii di wax ba xamante woon ngeen. yes maintenant relation bi est-ce que c'est bouillante ou pas. waaw relation bi nag pour dire vrai demul wax dëgg fa yàlla. lu tax parce que Sidi. xam nga àdduna boo ci nekkee c'est très important nga bàyyi xel sa ginnaaw et ndakaaru dafa doy waar et ndakaaru day jay nit et ndakaaru dalay teg foo xamante ni dalay yaakaar ni yow asamaan si doon wàcc sax nga téye ko et ñun ñoo bokk lu ñu mënul séddoo et nit boo bokkee moom loo mënul séddoo cër bi nga ko war a jox ko ba mat sëkk parce que suba kenn xamul lu yàlla di dogal c'est très important ñu xam ay xale lañ tollooguñu fenn amaguñu dara dañuy ñaan yàlla teg ñu loxo sàmm ñu wutal ñu yoon ndax ku yàlla wutal yoon rek nga am yoon bu baax et ay ndaw lañ nañuy bàyyante xel mais pour dire vrai relation boobu amatul et bi muy doog a ñëw Ndakaaru yàlla rek moo tax may wax musul dugg ci programme ci envoyé ma vidéo boobu musul dem sax ànd ak nit ci envoyé ma vocal dama woowee grand bi parce que loolu rek la ma daan wooyee parce que bu mu musaan di woy fii Simb je me rappelle bu mu musaan génn atelier Pam Moussa dafa daan ko ci tali bi yàlla rek moo tax may wax dama bëgg a mën a woy billaahi wallaahi ma ne ko maa ngi lay dégg ci ouverture foyer mi ngi nice boo jàppee dina baax parce que man noonu la ma yàlla bindee ku ma gis dama lay jàppe comme sama bopp li ma yéene sama bopp laa lay yéene mais daje nañ benn yoon Dakar benn programme boobu nag melagul nii mu yëgal nit ñi devant public ni leen man bu ma demee ba am fitu woy grâce à Madiagne nii xam nga ba ñu bëri jaaxle ma ne ko lii bëgguma nga ko wax parce que Sénégal ñoo dëppoo noonu mais depuis boobu wax dëgg yàlla déggante wuñu gisante wuñu vraiment pour dire vrai nag mais nag ku ma yéene la yàlla na ko yàlla may jàmm. xam nga xalal ko yoonam et noonu la ñu yàlla bindee yar boobu moo nekk ci ñun mais c'est très important nit ki aussi yenn saa yi nga dox ba jàng arrière sa ginnaaw et loolu boo ko dul def rek loolu da lay indil détail boo xamante ni mën nga toll foo xamante ni da nga naan bu ma yëgoon fekk na bu ma yëgoon dem na yaram nit ki da ngay fàttaliku sa démb parce que fàttaliku sa démb moom laa sànq dina tax boo ko boolee sa tay mën la leeral sa yoon. c'est très important boo nekkee xale ngay déglu nit ñi et déglu nit ñi dina la permettre kaw boo waroon dugg ci erreur sax yooyu bu dajee mën nga cee tànn yu baax yi utiliser ko mu mën la dimbali yeneen ci des nga mee ko à côté mais vraiment Mbaye Samb moom suma xarit la suma rakk la barki démb rek ñoo nekkoon fii Tivaouane dëgg fa yàlla aussi li ma yéene sama bopp rek laa leen yéene mais relation bi nga xam ne moo war a am ci diggante bi liñ bokk muy gox bi que fi la nekkoon am yëg-yëgu xam nga ñuy demalante di diggalante loolu moom amatul wax dëgg fa yàlla
ok maintenant yow est-ce que boo defoon benn son sant Sidy Diop di nga am noblesse bu toll ni woo ko téléphone ni ko kaay ñu def son. ah mais Sidy nag moom boo xawoon du la jël xam nga nit aussi da ngay wax dëgg ci yàlla tax mais xam nga am na loo xamante ni moom dañ ko koy nangul et nangul ko mooy nit ku ci nekk yaa moom sa bopp. yaa moom sa bopp yaay xool li la neex ni ngay dérouler nga dox mais c'est très important aussi. am na nit ñoo xamante ni dañuy toog di wax ci yow lu baax dañuy toog di am yéene di la wax defal lii wala duggeel nii wala defal nii comprendre li ma. parce que albumu Dame Sène boobu bu ci woyee grâce à man ak lamp xam nga nit wax dëgg rek ci yàlla tax parce que boobu àdduna xamaguñ kuy Sidy ma ni Dame Sène kii sama rakk la. tu vois la dëkk ma daan da ngay for ay woykat rek dama leen indil ma ne ko billaahi wallaahi wa taala dafa mën a woy et li ma jàppee man ba gis ni damaa mën a woy jàppee ko wallaahi azim lamp ni ko waa ma daan li mu wax dëgg la booy bi fii lay nekk fii lay ataaya et tout bëgg na musique bi kër mère Dieynaba Fall foofu la nekk studio lamp foofu la nekkoon nii moo waral mooy ci album boobu xam nga yàlla di dogal aussi xam nga li mu nekk nii wala yoon bu ñu jël ñu nga koy ñaanal mu gën ci ubbeeku bu baax a baax mais tamit aussi day am solo man bu ma amoon loo xamante ni lu ma koy wax la mooy que mu bàyyi xel ginnaawam c'est très important am na nit yoo xamante ni dañ koo yéene démb tey soog a ñëw nit ñooñ dañ ko doon nekkal ci naaj bi ne retourné nit ñooñ parce que nag adduna day waraate de ca yàlla du nit te am na loo xamante ni bu la rëccee mënoo ko dabwaat foofu daal laay yem ci wax. ok léegi yow gis nañ ni aussi yaa ngi am sa def sa petit bonhomme de chemin nga jóge Thiès yegg Ndakaaru waaw bi nga yeggee Ndakaaru sur quelle base nga demee Ndakaaru lan moo doon sa ambition yi taxoon nga dem Ndakaaru. waaw sama ambition ci dem Ndakaaru moom mooy bëgg musique comme maa ngi lay wax sànq aussi ay mag yoo xamante ni ñu ngi ci art bi pourquoi pas booy nga ñëw Dakar parce que fii je pense porte yëpp fi la nekk te bëri na ñoo xamante ni ñu ngi jàppale jeunes yi pourquoi pas nga ñëw fii xam nga loolu moo nekk suma gëm-gëm ma ñëw Dakar aussi tamit Dakar laa juddoo Assane Passane Dakar laa juddoo Yëmbal laa juddoo xam nga après bi ma majoré tuuti ci la ñëw Taïba mais ñëw naa Dakar ay nit ñu ma fay jàppale xam nga ñu ngi sant yàlla bu baax parce que ay jaam lañu nit mënul may boppam bu doon may boppam du tàllal loxo kenn di ko ñaan bu doon may boppam am na loo xamante ni lu bëri lu muy soxla ci àdduna du ko ñaan kenn da koy wutal boppam nga nekk Ndakaaru ak la vie ni mu difficile à Dakar nga ci côtoyer ay yenn artistes yi est-ce que yaa ngi doon dem pratiquement ci yenn milieu yi di fa woy wala yaa ngi doon am ay contrat yoo xam ne di woy ci yenn di am ay programme bien sûr maa ngi doon tëgg wax naa la maa ngi doon génn di dem ba ay Kolda di dem ba ay régions yu bari wax dëgg fa yàlla biir Dakar je veux dire ci yenn milieu yi même biir Dakar maa ngi doon tëgg ay soirée foofu di tëgg ay jàkkaarloo di tëgg ay concert wax dëgg fa yàlla maa ngi sant yàlla maa ngi sant yàlla bu baax di nuyu au passage aussi xam nga ñi nga xam ni mooy suma ndijaay di suma lépp di Baye Gora Mbaye nekk Yëmbal di jàpp ci affaire yi ak ñeneen ñoo xamante ni ñu ngi Dakar vraiment di ci jàpp et ñu ngi débrouiller di def ndànk par ndànk parce que àdduna moo dëppoo noonu parce que talent bi nekk ci yow il est temps que mu génn donc te dafa am loo xam ne nii l'âge n'attend pas donc xalaatoo nii maintenant il est grand temps maintenant nga am benn label boo xam ne fa nga nekk est-ce que yaa ngi koy xalaat ah bien sûr am nañu yëg-yëg boobu chaque jour ñu ngi ciy jéem wax dëgg fa yàlla parce que dañu bëgg musique d'abord avant dara ñun dañu bëgg musique suñu biir xol lañ ko def ñu ngi ñaan aussi ñi nga xam ni xam nga mën nañ ci jàpp ne ñu ñëw jàppale ñu suñu yëg-yëg mooy que wax dëgg fa yàlla ñu jógee fii ñu nekk ci yeneen level xam nga partout dans le monde. kon amagoo label. non amaguma label. mais parce que label yi en fait bu fekkee da ngay xëy rek bëgg am benn label bu mag. ça pose problème alors que y a des labels yi nga xam ne ñu ngi nekk à Dakar yoo xam ne mën nga liggéey ak ñoom ba keroog ngay am ba yeneen label yu mag yi gis la. bien sûr mais amaguñ loolu mais suñu yëg-yëg daal mooy ñu ngi góorgóorlu di débrouiller suñu bopp ak ñi nga xam ne ñu ngi ñu dimbali. mais suñu yëg-yëg mooy bu ñu amee label bu baax boo xamante ni dinañu mën a ubbil ay portes. loolu du problème ñu liggéey ak ñoom. d'accord comme boo leen amee mais ñu gis ni léegi maintenant musique bi dafa saturé. c'est trop saturé. kenn ma xam. et dañuy wax tubaab dafa wax l'art ne nourrit pas son homme. ak ni musique bi méttee ni mu jafee nga xam ni kenn xamatul fooy taxaw. ak musique sénégalaise bi lan moo ci sa xalaat par rapport à ça. waaw mais da ngay sant yàlla rek parce que àdduna moom moo dëppoo noonu et li xew nii je pense doomu aadama da ngay nangu dogalu yàlla woykat bariwul woon ay temps
mais léegi dafa bari et je pense que kon nit ñi nañ bàyyi xel que musique am na lu ci nekk léegi ñi mën ak ñi mënut ak ñi jéem ak wax dëgg fa yàlla ñu ngi débrouiller parce que léegi musique ba xam la lañ ko def équipe bu nawetaan sama koñ am naa fa kuy woy même bu mënee bu mënu dama koy supporté dàq naa ne moo dàq woy Waly moo dàq woy Youssou Ndour comprendre ma léegi loolu moo tax woykat yi bari et woykat yi bari nag car macha allah ku ci ne ak sa sens kenn xamul fan la ak naka ku ko xamoon da ngay dem rek toog fa lii mbir la boo xamante ni ñun suñu du luñ dogal mais je pense àdduna moo dëppoo noonu moment bu ne ak la ci yàlla di xewal bariwul woon nii mu bari je pense yàlla moo ko bëgg. nan nga xalaatee mbalax la musique mbalax ak ni ñu koy consommer au Sénégal alors que benn valeur bu extraordinaire boobu amu ko au niveau international. bien sûr lan moo tax lan nga gisee ko nan nga ko gisee. ah mais c'est parce que façon bi la parce que dafa bëri rëbax et Sénégal instant bi ñu toll na foo xamante ni déglootuñ sax musique passant dañuy wax dëgg ci yàlla tax léegi ambiance la ñuy déglu consotuñ musique parole yi muy wax déglul mélodie bi léegi xoolatuñ loolu bu amul rumbax rëg wallaahi jëm duñ la sax cons mais tamit aussi am na ay nit yoo xamante ni ñoom duñu déglu rythme yooyu li ñuy déglu chaque fois mooy parole yi ni waykat bi di wax ak harmonie yi nga xam ne waykat bi mi ngi koy génn et musique bu Sénégal ay ndaw lañ ne bëgguñu wax ci loo xamante ne dañ naan dafa dooj wala dafa mel dafa mais gars yi dañuy raté aussi mais aussi nañu wax dëgg ci yàlla tax dañuy raté thème yi aussi parce que des fois amul thème des fois da ngay mbëggeel la ñuy way mais c'est parce que boo woyee thème ñu ni booy bi dafa dooj ah non mais xale bu ndaw dama ko fen di woy ay thème wala ay lii wala ay laa mais boo leen dégloo ci loolu doo dem parce que yow boo defee li nga xamante ni moom nga war a def muy thème way thème parce que en fait boo fekkee da ngay woy mbëggeel amul problème mais mbëggeel mën nga ko associer ak thème parce que bari na artistes yoo xam ne ñu ngi koy def te ñu ngi ciy génn bien sûr maintenant defe naa ne taggaat Youssou Ndour loolu ko may lim am voilà Coumba Gawlo loolu ko may lim am Thione Seck la même chose nga wàcc suuf ak nga yëg ci kaw aussi ay boo xoolee Alioune Mbaye Nder du way nit très bien ay Alioune Mbaye Nder ñoom ñëpp ay waykat lañ yoo xamante ni ci thème la ñu sukkandiku seen musique voilà mais génération bii nii wax dëgg fa yàlla dama lay wax dëgg ci yàlla tax pas sax yoo xam nga li may wax bu baax léegi boo wël sax ambiance xale jigéen sax boo dafa loolu jug bala fa et loolu la ñuy wër mais nag c'est très important nit ki tamit li ngay def nga sóor ci ëllëg et thème mooy tax sa woy bi nga xam ne nit ki def ci gis boppam suba bis boo génnoon àdduna bu ko nit ki dégloon ànday saan moom da woyam bi moo ko mosaan déglu dina ma yóbbu fii wala dina ma bàyyi loolu lii wala dina ma def loolu lii c'est très important. album international bi nga war a génne da nga ci am ay ñoo xam ay featuring ak yenn ñi nga xam dañu nekk Europe wala extérieur waaw maa ngi koy bëgg nag parce que album bi wax dëgg fa yàlla ñu ngi ci bëgg daanaka woy ci langue yëpp yi ne ci àdduna bi insha allahu rek bu neexee yàlla suñu borom langue yi nga xam ne moo ne ci àdduna bi bëgg nañ ko def ci biir album bi et ñu ngi ñaan yàlla kattanal ñu mais featuring c'est-à-dire nit ñi nga war a invité pour ñu ñëw ay bien sûr yooyu aussi ñu ci def ay démarches parce que tamit xam nga yombul mais ñu ciy def ay démarches ñu ci war a jàpp ñu ñëw jàpp ci parce que tamit aussi ay ndaw lañ mënaguñu dara xamaguñu dara mais dañuy débrouiller rek di jéem di ñaan yàlla mu kàttanal ñu xam nga ñi ci war a jàpp ñu jàpp ci yàlla may ñu doole ñu jëm ci kanam insha allah. coronavirus feebar la bu génn lëmbe àdduna bi ñu wax ci lu bari lan nga ciy wax en tant que porteur de voix. li ma ciy wax mooy nañu santaat yàlla julli ci yonent bi sant suñu ñaari waajur xam ni yàlla programme moom doomu aadama xamul xam ni aussi moment bu ne ak li yàlla di amal xam ni aussi nañu yaraat suñu bopp nañu am ay teggin nañu fonkante ci suñu biir et ñu xam ni lii ñëw nii luy dem la et feebar la comme feebar yi fi daan am wala boog yàlla moom mooy ñëwee nu ko neex comme que ñëwee ne nii damay wax ci xale bu ndaw ñu delluwaat ci yàlla suñu borom ñu delluwaat ci bëggante ñu delluwaat ci fonkante ñu delluwaat ci yàqante bi ñuy yàqante ci seen biir ñu bàyyi ko te yéenante jàmm nit ku ci nekk la nga yéene sa bopp nga yéene ko sa morom soxor dafa bari gis nga xol yi bu ñu àndul yàlla day wàcce musiba na ma yàlla baal mais bu xol yi àndee doon benn yàlla wàcce yërmande et yii am jàngat la woo xamante ni àdduna bi war nañ ko bàyyi xel xam ni kat yàlla moom mbër la moo xamante ni mbiram moom kenn xamu ko nañu bàyyi xel lu bëree ci àdduna ndax kat moo ñuy dimbali yàlla xajul ci ñun nañ bàyyi xel lii nga xam ni mooy mbas mi ñu ngi ñaan yàlla nag yàlla jële ko fi nu gën a gaaw léegi incha allah dafa am ay lu nga xamante ni moom la état bi joxe woon pour artistes yi waaw donc est-ce que yow jot nga sa wàll bien sûr jot naa ci wax dëgg fa yàlla jot nga sa wàll jot naa ci
ñu au passage ñi nga xam ni xam nga ñoo mooy fa la jaar nga xam ni waaw fa la jaar ku ci mel ni Papis ku ci mel ni Tange Tania et tout tu as vu. politicien nga. politicien nga. kan man waaw non. Macky Sall nga àndal. loolu Macky Sall la man daal kii doxal réew mi la àndal ma. jeex na parce que suma réew laa gëm suma réew laay défendre ànduma ak kenn kii doxal sama réew dama koy ñaanal. ki doxalul sama réew damay ñaan mu jóge fi kii doxal sama réew ñëw nekk fi incha allah ñu nekk ak moom ci jàmm. sa dernier mot. sama dernier mot santaat yàlla julli ci yonente bi sant sumay ñaari waajur. waaw mbokk yi kooku ngeen doon seetaan noonu mooy Madiagne Mbengue dëkk Taïba Ndiaye di gone ak Taïba Ndiaye bu bëgg Taïba Ndiaye aussi di liggéey bu rafet ànd ci ak artistes yu bari yi nga xamante ni ay Dame Sène ak yeneen ñoo xamante ni ay artistes yu avéré lañ ci dëkk bi donc képp ku bëgg émission rek ci avec bi nga xamante ni mooy émission bu bees bi nga xam ni c'est pour promouvoir la musique ak lépp lu nga xamante ni rek nit ki da ciy yëngu ci wàllu art donc mën nga woote ci 77 651 58 75 ñëw TIV télé ñu def émission bi incha allah jërëjëf.